télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu ni ngeen àndee ak suñuy programme fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ca gën a fës accident bu metti boo xam ne am na ci national 2 bi ci diggante Ndioum ak Guédé Santhie fukki doomi aadama ak benn ñoo ca ñàkk seen bakkan am na yeneen juróom-ñeent yu ca jëlee ay gaañu-gaañu. woppi coronavirus ji ak liñ doon wër mu di oxygène bu ñu mën a taxawoo malade yi amee feebaru Covid 19 bi oxygène yooyee ñu ko yittewoo yëfi kon dana doon lu ñuy jëfandikoo te du ñu fay loolee ki ko xamle moo di jëwriñ gi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram di ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr état bu Sénégal moo dugalati loxoom foofee ci xeex bi ñuy xeex wàllu Covid 19 bi ngir paj mi gën a woyof ci askan wi. Alliance ànd gësëm kuréel la gu jabootey syndicat yu yëngu ci yu ëmb ay liggéeykat yu yëngu ci wàllu wér-gu-yaram fas nañu yéene gësamanteeg état bu Sénégal lu aju ci woppi Covid 19 ji ak ni nga xamante ne ji noonu lañ ci taxawoo boole ceekit ndàmpaay lu mu war la woon ak ñoom te joxewu ko juróom-ñaari milliards yu mu ne dina ko dugal ci wàllu wér-gu-yaram la ñuy gis ne dana indi ak joxe ak ñàkk déggoo ci biir fajkat yi loolee moo leen miti ba tax tey ji ñu daje jël nañu dogalu fas yéene soobu ci defante seen digg ak kilifa yu état bu Sénégal. wàllu tàggat yaram ki nga xam ne moo di maître Augustin Senghor candidat bu programme Sénégal Manko wuti ndam li siiwal na anam yi nga xamante ne ji fa la fas yéene jokk ngir teg lépp ci yoon ba ndam li muy yóotu mu di jiitewaat fédération Sénégal bu football mu mën koo am mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci xibaar ngeen taaxirlu ñu faram fàcceel leen ko. nuyu leen dellu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko junjowoon ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci ak liggéey doore xibaaru timis yi ak accident bi nga xam ne am na ci national 2 bi ci fi nga xamante moo di diggante Ndioum ak Guédé Santhie fukki doomi aadama ak benn ñoo ci ñàkk seen bakkan fii saa si juróom-ñeent kon jële ci ay gaañu ci woyle wala lieutenant Ignace François Ndiaye chargé expédition affaires courantes bu 53e compagnie dikkat ci chauffeur sec ni ñuy sàkko ci ñoom ñu ànd ak daal ci jamonoy nawet bile des koy teewlu ci jokkoom ak Ousseynou Diop. bi juróom-benni waxtu toftale fukk juróomi minute dañu woo pour benn accident croisement Guédé Santhie ñu ngi départ 6h17 yegg si fa 6h50 ba ñu yegsee dañoo fekk benn ñaari minicar yu mbëkkante bu tar sax bu metti boo xam ne jur na 18 victimes ci 18 victimes yooyu malheureusement juróom-ñeent dañ see ñàkk seen bakkan juróom-ñeent tam am si gaañu yu métti blessé yi jël nañ leen yóbbu leen hôpital bu Ndioum corps sans vie yi tamit ñi ci ñàkk seen bakkan ñu déposé leen morgue bu hôpital bu Ndioum. ci gàttal li ñu mën a conseiller chauffeurs yi transporteurs yi mooy dañ leen di wax ci nawet la ñu nekk nañuy xool seen pneu yi ak seen essuie-glace yi te di taw wàññi vitesse bi daal maanaam. njiitu réew mi Macky Sall ci tweet boo xam ne def na ko mi ngi masawu ñooñee nga xamante ne ji ñoo ñàkk seeni mbokk ci accident boobee nga xam ne fukki bakkan ak benn ñoo ca dem lu aju ci woowile wàllit ñawlu na bu baax a baax maanaam daal ñàkk dal gi am ci tali bi ba tey ci tweet bi mi ngi masawu ñi ci jëlee ay gaañu di leen ñaanal kon ñu jug ci yooyu le gaañu ak jàmm. lu ñu seetlu ci jamonoy nawet bi moo di accident yi dafay bari loolee nag tax na kon bi ci mujj mooy bi ngeen gis sànq amee ca diwaanu Podor lu aju ci ñii di borom wata yi ñu bari ci ñoom li ñuy woote ci kaw tali bi moo di ak dal ndax tali bi dafay tooy dafay ritax accident day yomb bu ko defee mën naa yokki jéeya reportage Cheikh Diop. ndox mi foo sànni sa gët di ko gis yenn saay bëri na ci ay oto yoo xamante ni nag la ñuy daw day faral di bari lool ci jamono yi nga xam ne nag ñu ngi nekk ci nawet gi yenn oto yi sax nag dañuy faral di am ay jafe-jafe ci wàllu technique. bu tawee ak yoon yu tooy pono yi du mën a jàpp bu baax ak frein yi ndax comme tali bi dafay tooy frein yi du kii parce que boo freiné tey nga waroon def 1 mètre pour taxaw da ngay def 2 mètres ba 2 mètres 50 pour mën a taxaw. loolu nag nit ñi duñ si bàyyi xel. kile doon kàngam xam-xamam màcc jëmale ci wàllu pono mu daal di ciy def lu ëpp 25 ci ay at. moom mi lee di xam ne rek ne qualité pono lu am solo la. am na solo si oto parce que moom moo koy yenu moom mooy tax mu daw moom mooy tax mu freiné donc soo ko amul loolu freinage boobu soo ko amul doo mun a taxaw en cas surtout si nawet bi.
nawet bi nii loolu moo tax ñuy woote nit ñi si biir nawet bi ñu changer seen i pneu bi mooy téye oto bi pneu boobu su téye oto bi mooy tax sa pneu bi sa oto du déraper crampon yi ngay gis nii yoo xam ne mooy évacuer ndox bi mooy génne ndox bi moo tax pneu bi mun a jouer rôle am. jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci wàllu pneu yi nag booy seet moom mooy sooxe accident yu bëri fii ci réew bu Sénégal ba tax na itam lépp lu ñeel wàllu tekk ak dal itam day doon lu am solo ci xàll wi. route yi fii des naa yaatu donc nit ñi il faut ñu def doucement foog ñu bàyyi xel taw bi déjà bu xasee taw possibilité yi nit ñi doon am bu tawul dootuñu ko amati donc ku ci nekk da nga war a bàyyi xel. ne actuellement taw bi dafa am na ay risques yu ci nekk donc il faut nit ñi def ndànk waaw il faut nit ñi daw ndànk ba pare bàyyi xel ne aussi possibilité bi ñu amoon ndox mi déjà day ñëw jël yenn parties. accident yi nag di gën di bari fii ci mim réew ba tax na nag jamono yi jot na ñu daal di koy dakkal buñ ko mënta def ñu daal di wàññeeku. bi ci mujj bokk na ci accident wa nga xam ne nag moom moo am ca Guédé ca département bu Podor lu ëpp juróom-ñetti ci ay doomi aadama daal di ci ñàkk seen bakken jot na lu ni mel doon loo xamante ni rek dañ koy fàttaliku fii ci réew bu Sénégal. Cheikh Diop accident boobee nga tudd ngir am takk bu wér ci ñi ci faatu ñi ngi toll ci fukki doomi aadama ak ñaar woppi Covid 19 ji la ñuy waxtaanee ak bilan bi tukkee ci ministère de la santé ak action sociale ñeel tolluwaayu mbas mi bilan bi ñu am ci 24 heures yi ñu génn moo di am na lu toll ci juróomi téeméeri doomi aadama yu wopp ji dal ñu ngi leen jëlee ci ñaari junni ak juróomi téeméeri test yoo xamante ne ji def nañu ko 500 cas positifs yi 400 yi ay cas communautaire lañu juróom-ñeenti doomi aadama ñàkk nañ ci seen bakkan loolee kon mooy li tukkee ci bilan tay bi lu aju ci oxygène bi nga xam ne dees koy soxla ngir faju ci woppi coronavirus ji léegi ci centre de traitement yi ci privé bi ñi ko yittewoo danañ mën di ko jëfandikoo te du ñu fay maanaam lu gratuit lay doon état bu Sénégal mooy gàddu lu ni mel jëwriñ gi ñu dénk wàllu wér gu yaram di Abdoulaye Diouf Sarr moo ko xamle ñu ànd ceeg Marcel Maroun. oxygène doon na léegi garab bu gën a am solo ci wàllu xeex mbas bi di coronavirus ci Sénégal loolu waral société yi ciy liggéey jël décision jagleel yooyule oxygène ñi jàngoro bi gën a sonal waaye état Sénégal jël moom tam décision bu am solo ci wàllu boobu. oxygène bi léegi comme que état bi nee ne da koy réguler di ko jox secteur public yi ak privé yi monsieur le ministre defal que ne ñi xamante ne ñoom ñoo nekk secteur privé. danañ leen jëlal oxygène bi duñ ko fay bu ko defee mu tegg ko client mu tegg ko patient bi nekk dans le privé loolu mu am solo lool bon nag direction des établissements privés de santé dana liggéey ak cité yi xamante ne ñoo nekk dans le privé pour que loolu ñu organiser ko ba seen facture oxygène ñun ñu jël ko bu ñu ko jëlee nag mu tegg ko patient bi nekk si ñoom. nit yi soxla oxygène Sénégal jamono ji bëri nañ bu ñu sukkandikoo ci société yi koy produire ñëpp a ngi ci jot fu mu ne nii waaye benn ci yooyule société dañ ko accusé yokk njëgu oxygène bi. l'oxygène médical amul benn prix bi musuñu ko yokk liñ ci depuis 2009 ak léegi ça fait 10 ans prix bi musul connaître benn hausse loolu dama ci bëggoon apporter ay leeral pour ñu xam ne tey la rencontre tamit bi nga xamante ne si amal nañ ko démb avec le secteur gazier avec le ministre tey ji tax na ñi nga xamante ne si mooy les gaziers du Sénégal booloo nañ nekk benn pour pouvoir vaincre la maladie de Covid-19. ñuy fàttali ne tey mardi 3 août 2021 jëwriñ bi ñu dénk wàllu wérgu yaram fii ci Sénégal di Abdoulaye Diouf Sarr demoon na ci ñeenti société yuy produire oxygène ngir xool ak ñoom fan la situation bi toll jëwriñ gi daal di jàpp ne situation boobule lu jara rafetlu la. CTE ba ca jam ñaajo ña fa nekk yittewu oxygène ñuy dégg ne sax yëf yi dese na fa jàppandi ki jiite boobu li CTE yëkkati kàddoom di leeral ak dalal xelu ña fa seeni mbokk entrée ñi nga xam ne lu aju ci wàllu oxygène doy leen a foofe danañ def seen kéemtalaay kàttanet ngir taxaw ña fa woppi Covid 19 ji tëral Abdou Diouf Diagne reportage. hôpital bi ñu jagleel ndaw ñi te mu nekk sa jam ñaaju maternité bi ñu daal di koy soppar ñi ab bërëb boo xam ne ca la ñuy fàcc ñi nga xam ne dañoo amee jàngoroy coronavirus couloir yi tey jii kenn nekku fi. ca premier étage ba fanweer ak juróom-benn nit ñoo xam ne seen cas doy na waar lool
ñoo fa tëdd fii juróom-ñeenti nit ñoo fi faatu ginnaaw bi 3e vague bi commencé ba léegi ni raw gàddu gi nag ñu ngi ko jël ci week-end bi juróomi nit ñoo ñàkk seen bakkan coordonnateur adjoint bu CTE bi xar kanam gi sonn lool la mu ñuy xamal ne ñooñu faatu dañoo dajale woon ay jàngoro yu bëri. par exemple boo xoolee dossier bi ci décès yi ñu am ci la bokk mi ngi am 75 ans mi ngi am tension mi ngi am diabète mi ngi am AVC bi 6 ans te atteinte yi tamit dafa sévère woon ci poumon yi 75% poumon yi virus bi daf ko laal. dire que maladies vraiment ce sont des malades qui sont pas faciles à gérer neexuñu gérer quoi. moonte ñenn ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak ñi nga xam ne dañoo amee jàngoroy coronavirus te ñu yóbbuwul leen foofa li ñu jàpp mooy ñàkk oxygène rek moo leen faat di ay tuuma yoo xam ne directrice bi daf koo dàq moom mi sax mu ñuy wan bërëb bi nga xam ne fa la ñuy defaree lii di oxygène bi. li may assuré nit ñi mooy fii nii à Diamniadio problème oxygène amu fi ñi ngi fournir oxygène bi air liquide ñi ngi ñuy jàppale ñi ngi ñuy envoyé chaque jour des bouteilles d'oxygène pour pouvoir booster la centrale d'oxygène. booy xool ñu médecins généralistes yi ils sont au nombre de 11 am na 4 médecins DS anesthésistes yoo xamante ni ñoom ñi ngi fi di leen jàppale chaque jour. ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi jamono ji sonn nañu lool te li leen di gën di naqari mooy nit daal di fay ñëw war a faju ñu daal di ne ko dellul ndax amuñu fu ñu la tekk. am na ñu fi andi seen yaay ñoom ñëw nañ fi directement parce que nee nañ wër nañ ba sonn amul place dem nañ hôpital pratiquement hôpital Dakar yëpp mais amul place bi ñu yegsee fii bon maire bi fekk sonn na mi ngi am détresse respiratoire bi ñu ko xoolee mais man na leen place amul mais tombé am koo xamante ni xaw ñàkk na bakkanam ci même moment yooyu ci circonstances yi ñu obligé ko jël. ngir nag noppal leen tey te yombalal leen seen liggéey ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu pàcc di sàkku ci askan wi ñu dem ñoom ñëpp daal di ñàkku ji. ci coronavirus bi muy soog a dugg ci Sénégal muy wàgg bu njëkk bi ak vague ba ca topp yëkkati nañu lu ëpp téeméeri milliards dugal ko ci wàllu matériel médical loolee ña ngi ko jëlee ci koppar yi ñeel fond force Covid 19 fan yi nag ñuy dégg ay koppar yoo xam ay kon matériel médical yoo xam ne public bee ko taxoon a jóg ñu jaay ko privé bi lu ni mel nag kuréel yi sàmm ak ñi sàmm way jëfandikoo yi fii ci Sénégal di sàkk kon ñu indi ceeg leerange ñu ci mel ni waa Africa Legs seen bëgg-bëgg mooy ñu def ci enquête ngir xam yëf yi ana fan la toll ak lan moo ko waral keneen ku ci àddu jëme it moo di Momar Ndaw njiital ASCOSEN lépp ci reportage yu Mamadou Fall. yorinu force Covid 19 bi rawatina jëndub matériel médical bi indi na werante ci jamonoy ñetteeli vague ngir ONG Legs Africa jamono ji kon am ci ab enquête moo gën yëkkati ab plainte dong di ko jëmale ci docteur Niang. ñu jëndoon am na si yoo xam ne ni mu ngi nekk ci privé bi wala mu nekk ci ay këru jàmbur donc loolu il faut mu leer tey ji donc loolu la ministère wala leeral loolu leneen lu weesu ministère lu ñu ci xaar mooy organe de contrôle te mu def seen liggéey of nag war na autosaisir def ay enquête am ci mbir mi président war na aussi commettre IGE yóbbu leen foofu. fàttali ni porte-parole bu comité suivi bi nee na wàllu jëndu matériel boobee dañ ko organiser te lu ëpp téeméeri milliards daal di nañ ko ci woon dugal. ñun dañ xool xaalis bi ñu ne kii ñaata lañ la jox ñu ne loo ci def nga ne def naa ci lii ñuy vérifier di vérifier équipement yi nga xam ne moom lañ jëndoon ci mbirum Covid bi équipement yëpp ñun vérifier nañ ko ba c'était livré am na yoo xam ne c'était réceptionné am na yoo xam ne c'était livré. nañ ba dépensé nañ loo xam ne dem na ay 105 milliards jëm. est-ce que tey jii matériel yi am nañu ci teg loxo jaay ko ay privé. yaakaaruma ne kon état xanaa dina jël loo xam ne di ko war a xeexee mbas mi ba pare di ko jaay loolu xel mënu koo nangu daal. diggante deuxième vague bi ak troisième vague bi ñu dañoo am moment de relâchement ñëpp bàyyeeku ma gis naa fi sax benn médecin bu ñu naw ci benn reportage télé étrangère ubbi benn CTE wala ne xool ne kenn nekkatu fi mel ni mbas ma jeexati na donc fàtte nañu ko xëy na ci biir loolu am na ñoo xam dañuy jàpp ne léegi kon nag matériel bi moom comme mbas mi mu ngi dem nañ xool lu ñu ciy def. li leer ba leer moo di état bi jamono ji dafa war a leeral lépp ngir mën a nag remobiliser mboolem population ngir ñu mën a jàmmarloo ki nga xamante ni moo di mbas mi. ñetteelu wàgg goo xamante ni jamono ji ëlëm na xel yi te ay téeméeri doomu aadama ñu ngi faatu ndax loolu. des ba léegi ci wàllu wér gi yaram ak syndicat gi jaboote liggéeykat yu yëngu ci wàllu wér di ànd gësam mu di alliance des syndicats autonomes de la santé fas nañu yéene kon wane seen bopp lu aju ci syndicalistes yooyu nee nañu daal engagement yi nga xamante ne ji état bu Sénégal jëloon na ko seen digg ak ñoom yu ca bari wàccewul ak ñoom boole ci kit dañoo gis ne sax dafa commencé fasti sikkim ci seen biir ndax juróom-ñaari milliards yoo xam ne yëgle nañu ko ne danañ leen ko séddale loole dafa nar a jur ak ñàkk a neexoo benn moo di koppare dafa tuut lool ci li ñu warloo ak ñoom ñaareel bayit mooy def leen
leen a nar a féewale ba tax na ñoom waa ànd gësam fas yéene soobu ci defante ay plan d'action la ñuy teg ay sit-in ci la bokk naka noonu ay grève ak i marche nationale Fat Bintou Konté. ki nekk ci situation sanitaire boo xam ne jamono ji dafa metti loolu ak coronavirus bi nga xam ne fi mu toll nii nit ñi rek ña ngi cay faatu coalition ànd gësëm nag mu di alliance syndicale bébé nag fi mu toll nii dafa fas yéene nag génneewaat li nga xam ne moom moo di bumba ca mboy ga. ñoom ñoo xëcc mbir mi ba mu toll ba fii waaye ba ñuy woote su fekkoon ne booba jamono fekk si nañ ñu wax li ñu wax kon tey ji dana fekk ñu nekk ci leneen waaye du ci lii waaye nag ku sañta bañ sañ a nangu ñun nag li ci lii lañ ñu teg condition yooyu ko waral ñu dem rek lu ñu am jël suñu sañoon lii du am mais ñoom ñoo ñu ci puus. ñoom dañoo jàpp ne état bi jamono ji ñu toll mi ngi indi jiixi jaaxa ci seen i biir ba muy waxi 7 milliards yi nga xam ne daf leen ko séddalee te nag ñoom nee nañu bile koppa xaalis bu tuuti la ndax bu ñu xoolee sax ñoom ab sarax lañ ko jàppee. 5 milliards ci loo xam ne mbirum wér-gu-yaram la waa wér-gu-yaram gën cee am lu néew loo xam ne maanaam daanaka sarax la ndax sarax weesu wut ñii am ñii amuñu indi frustration kon jàpp nañ ni loolu sarax dëgg la ak yabeel ak xeeb ñu. ànd gësëm di ñaawlu it méthode bi nga xam ne jamono ji ñu ngi koy utiliser jëmale ko ci wàllum vaccination contre la Covid-19 ndax Mballo Dia Thiam ak i naataangoom dañoo jàpp ne fi mu toll ni état bi ab show rek lay def. de vaccination bi dañoo war a impliquer ñi nga xam ne nii ñooñu ñoo ko war a wéyal waaye nag implication bi dana doy waar ndax dégg ngeen sànq ñu wax li nga xam ne nii itinérant yi prime boo xam ne dañ jox ñoo xam ñoom ci àll bi di góorgóorlu di vacciner ñooñu la ñu am daanaka matut dara ñoom ñu jël ay engagement respecté wuñ ci jafe-jafe yooyu nga xam ne ñoom ñooy liggéeykatu santé yi ñi ngi koy dund fi mu toll nii ñoom ñii nga xam ne nag ñoom ñooy waa ànd gësëm fi mu toll nii nag dañoo fas yéene nag wane seen bopp te nag suba lay tàmbale. commencé 3 août mat 25 août incha allah mooy suñu premier plan d'action ñu teg ko ci ay sitting mercredi bii di ñëw. ba ca topp bii di bu suba bi ñu ngi jëm Gaspard Camara bi ci topp ñu nga jëm Pasteur te xam ngeen ni Pasteur wax dëgg yàlla suñu toogee tey bay am ay résultats gannaaw yàlla Pasteur la ak IRSF. nawet bi dugg si na li koy firndeel di mooy ni ndox wàccee fan yi ci réew mi laata Ndakaaru tey ji ak démb seetlu nañu ne diwaan yu bari ci Sénégal am ndox wàcc na fa ana nawetu ren bi nan la nar a tëddee lan la ñu war a mën a xaar barab yi nga xam ne seetlu nañu ne ndox mi dafa yéex a wàcc loolee nees ko mën a tuddee loolee lépp waa ANACIM indi nañu ci ay tontu Ibou Diouf. bëri na ci gox yoo xamante ne rek ndox mi taw mi wàcc na fa. bëri na tamit ci bërëb yoo xam ne boo fa demee gis taataa ci jamono jooje ñi seen xam-xam màcc ci jëm ci wàllu météo ñu ngi addu tamit. taw bi li ko waral mooy depuis fin de mois juillet bi dañ gis ni que dañu am lu ñuy wax ay conditions humides c'est-à-dire que asamaan bi bëri woon na lu ñuy wax cóola boobu nag dafa important si li ñuy wax processus formation ndiir yi. li ñu am mooy li nga dañu am benn circulation cyclonique mun nañ ko wax càlluweer ci olof circulation boobu moo andi ay niir yi nga xamante ni ci diggante Cap-Vert ak Dakar mooy géeju Cap-Vert Dakar foofu la formé wu niir yooyu nag ñëw wàlliyaan intéressé beaucoup plus sow réew mi. fii ci Sénégal seetlu bi mooy atum ren ji nag li nga xamante ne mooy nawet bi dafa yéex a dóor loole nag ñi seen xam-xam màcc. am na nuñ ko gisee. taw bi xaw na yeex parce que bu ñu fàttaliwoo ci mois d'avril defoon nañu ab lël takk nawet bi nu muy demee bañ ko takkee dañ doon kat nawet bi mën naa yeex a tàmbali naam amoon nañu ay taw ci njeexitalu mois de juin bañ ko amee baykat yu bari amoon nañ yaakaar ne mën nañoo ji ñun leen kat nañ xaarandi tuuti ña ko defoon am nañ ci ab taan mais ña ko def tamit xaar nañ toog nañ ji nañ seen gerte wala seen dugub mu sax ñu xaar ab diir ba nga xam mën nañoo yàqule. boo demee nag service météo ñu ngi xamal ne ñetti fan yi di ñëw mbir mi nii la nar a tëddee. waaw suñu jëlee journée tey bi gis nañ ni que taw yi nañ am ay taw yu ñuy wax taw intermittent loolu la ñuy xaarandi pour tey si gox goxaan nekk si sow réew mi wante taw yi si guddi si bët saalum réew mi gox goxaan yi nekk wetu Kédougou foofu la ñuy gën a nemmeeku ay taw gox goxaan yi nekk diggante Ziguinchor kii Kolda yéeg dem si gox yu mel ni Saalum bi. diiru ñetti fan yoo xamante ne dinañ ñemeeku ay taw ci bërëb yu bëri ci biir réew mi loolu nag yenn saay dina méngoog climat bu neex ci yenn gox yi. ñuy laaj rek fii ak weeru août moom naka la nar a demee bu tawee namit bëri na ay chauffeur yoo xam ne dañuy gaare seen woto terewul nag lii di yoon bi moom dafay faral di ratax.
Dame Diop di jëwriñ gi ñu dénk wàllu emploi formation professionnelle apprentissage ak artisanat xamle ne lu toll ci junni ndaw ak juróomi téeméer yu ñu fas yéene recruter ci diwaanu Mbour loolee kon ngir wutal leen am xëy ci programme bi nga xam ne état bi teg na ko jëm ci wutal ndawi réew mi am xëy moom Dame Diop teg na ci it xamle ñetti milliards yoo xamante ne ji kon débloqué nañu ko ngir seen financement ñu teewlu ko ministre Dame Diop ci micro Abdourahmane Diallo. waaw fii ci Mbour lu ëpp junni ak juróomi téeméeri ndaw dinañ leen recruter président de la république nag dafa wax ci loolu nañ ko delloo ci base bi donc préfet ak autorités yi nga xam ne ñoo fi nekk mooy maire président conseil départemental ak ndaw ñi surtout les conseils départementaux et les conseils communaux de jeunesse ñoom ñooy waxtaan ci seen biir pour xool ñan ndaw la ñuy recruter ci programme boobu. président aussi décidé que ne financement ndaw ñi dañ koy wàcce ci base yi Mbour am na ci lu ëpp ñetti milliards boo xam ne ci DER lay jaar pour que ndaw Mbour yi suñu amee seen projet bu ñu ñëwee fii ci pôle bi ANPEJ ak yeneen structures yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu leen di gunge encadrer leen et que préfet bi ak comité boobu ma wax léegi ñoom ñooy décider ñan la ñuy financer. donc plateforme yooyu bi dañ leen a boole tënk leen def leen benn ñu tas ko ci département bu nekk ak ñi nga xam ne ndaw yi nga xam ne bind nañu loolu nag la ñuy delloo ci préfet yi ñu wootee seen comité de recrutement def seen sélection sur la base de ñi nga xam ni bindu woon nañ ci wàllu liggéey bi mais aussi ñi nga xam ni bindu nañ ci pôle bi dinañ bu préfet jotee loolu dina leen ci boole pour xool naka la ñuy recruter loolu. wàllu tàggat yaram ak fédération Sénégal bu football kenn moo koy jiite ñaari candidat yi sampe di Madi Touré ak Augustin Senghor kenn ki di Augustin Emmanuel Senghor. Siwal na kon programme am bi mu tuddee Sénégal man ko wuti ndam li fukki ponk lañ ca dëxëñ ngir yokk footballub Sénégal fàttali ne maître Augustin Senghor candidat la ci succession boppam ndax ba fii moo jiite woon fédération Sénégal bu football Cheikh Sadibou Diarra. ci ñeenteeli mandat bi muy yóotu maître Augustin Senghor fësal na programme bi mu fas yéenee doxal ñu dippee ko Sénégal man ko wuti ndam li ñu ngi ko tënk ci fukki poñ. ki nekk ci bopp fédération sénégalaise bu football atum 2009 ba nii wax ci bëgg-bëggam yi bokk ci ñu yeesal règlement yu instance bi mu dëppook jamono ji yokk mën-mënu fédération bi ci wàllum koppar taxawal ay jumtukaay yu football moomal boppam ngir mën génne ay footballeur saa su ne jàppale club yi ak ligue pro bi ci koppar ak yeneen ba ñu mën demal seen bopp doxal football bi ci tuut tànk yi jaarale ko ci direction technique nationale bu ñu dooleel def lépp ba sélection yëpp di jël coupe yu Afrique yi ak dem ca coupe du monde yi ak jàppale anciens joueurs yi yu équipe nationale ba ñuy mën di wéy di yëngu ci football bi ak programme bi maître Senghor di firndeel yéene wéyal doxalinam wante teg ko ci xalaat yu waa football bi yëpp di ànd ngir mu jot ci ñeenteeli mandaam dina dem ci élection bi samedi bi digganteem ak Madi Touré. 20h yeneen i xibaar ci télévision Futurs Médias ci tubaab ak